jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen jaare tey ñu ngi fii ci centre poste santé bu Lour Escale ànd fekk waa World Vision ginnaaw bi ñu fi ñëwee tabax fii lii xam ne moom mooy case tout petit tey ñëwaat nañ nag tànn lu toll ak 8 postes ci département Koungheul bu Lour bokk ci Soubel Jam-Jam ak bu Kura Mouride jël ay matériel médical jagleel leen ko loolu nag mu nekk loo xam ne tey lu am solo la cérémonie bi nag bi xam ne moom la ñu war a jox matériel yëpp toll ci valeur 12 millions lu teg fii lañ ko defee woon tey ci Lour ci teewaayu kii xam ne moom mooy Pierre Dali Sène bi xam ne moom moo nekk responsable bureau World Vision fii ci Koungheul matériel yi nag nekk na matériel yoo xam ne lépp lu poste soxla rek jox na leen ko lu ay table ay chaise ak yeneen i matériel yoo xam ne vraiment dañ koy soxla ci poste yi tu mu jafewoon leen lool World Vision ñëw na yombal leen ko mbir mi nag nekkoon na ci teewaayu le maire de Lour Escale Ablaye Ka bi xam ne tey teewaloon na sax maire yi xam ne bénéficié woon nañ ci lii parce que lii Ribo am na ci Gént Pathé am na ci Lour am na ci district bu Koungheul sax mooy centre santé bu Koungheul sax am na ci mu toll ci valeur 12 millions 500 comme ni ma ko waxee World Vision moo ko jëlaat jagleel ko poste santé yooyu noonu mu toll ci juróom-ñett fii ci département Koungheul mu nekk te ju am solo. man maay responsable programme vision mondiale bi nekk fii ci département wu Koungheul. alors tey bëgguma gudd ci wax ji parce que ñun ak Lour yàgg nañu ñun suñu partenariat ak département bi yàgg na concrètement jaarale ko ci li nga xamante ne moom mooy fii ci Lour Escale ak yeneen communes yi muy Ribo Escale di Gént Pathé Makayeb ak Missirah ni ngeen ko xamee nag cette année depuis bi ñu fi commencé di intervenir ba léegi ñu ngi xool nan la ñuy def pour gën a mën a jàppale li nga xamante ne moom mooy communes yi naka la ñuy jàppale li nga xamante ne moom mooy communauté yi ndax ñu mën a am dund bu mucc ayib ci lépp lu ñuy def ni ngeen ko xamee ñun en tant que vision mondiale ni ñuy woowee xale moom mooy lépp ñu tax ñu jóg xale la lépp li tax ñuy yëngatu xale yi la donc lépp luy laal xale ñun def ñuy daal di laal loolu moo tax mbokk yi tey ginnaaw at yi weesu gis ngeen ñu ci yu bëri yoo xamante ne ñu ngi ciy yëngatu at bii nag dañoo am benn projet bu bees lu ñuy woowee projet wér-gu-yaram projet maanaam boo xamante ne ci lu wàllum wér-gu-yaram rek lay yëngatu am nañ ko ci at bu bees bi ñu koy yëngal fii ci Lour ci Ribo di ko yëngal fële ca Gént Pathé ba ñu ñëwee nag li ñu njëkk a def liggéey ak waa commune bi laaj lañ leen ndax est-ce que am nañu ay jafe-jafe ci wàllum wér-gu-yaram ci dëgg-dëgg mairie yi wan nañu ne am nañu ay jafe-jafe ci côté boobu bu ñu daal defee benn saytu benn genre maanaam benn jàngat xool situation yi nekk ci commune bi ci wàllum lan mooy jafe-jafe yi nga xamante ne moom la communauté di dajal ci wàllum santé gis nañu ne am na ay problèmes yu bëri lu ñu am sax lu jëm ci manque matériel lu jëm ci ay jumtukaay yoo xamante ne communes yi dañ koy comment ça s'appelle postes yi dañ koy soxla pour gën a mun a jàppale wërgu-yaramu communauté yi rawatina yu xale yi loolu moo tax nag ñun bu ñu gisee loolu teg ci ne aussi yéen ñëpp ump leen ne tey luy xew ci Sénégal ci wàllum wërgu-yaram rëy na donc ça veut dire que tey wërgu-yaram nekk bokk na ci priorité sax waxuma la communes yi mais priorité àdduna rawatina fii ci Sénégal bu ñu dëkk ñun nag en tant que état en tant que partenaire franchement en tant que partenaire dañoo ñëw pour jàppale si communes yi nga xamante ne ñoom la ñu lëkkaloowal pour jéem a saafara ak ñoom jafe-jafe yi xale yi di jonkomteel ci wàllum wërgu-yaram ñun li tax ñu jóg benn ci li tax ñu jóg mooy fépp fu ñuy liggéey na xale yi am wërgu-yaram bu mat sëkk loolu ku xamul World Vision aussi jàppal ne benn ci suñu li ñuy tax ñuy xeex mooy que les enfants soient en bonne santé tous les enfants ñu loolu mooy bokk na ci li ñuy xeex bonne santé nag soo koy wax il faut nga xool ci xale yi fi nga xam ne foofu suñu feebaree foofu la ñuy dem donc loolu mënuñu wax bonne santé te demuñu sur structure de santé yi santé ne yéen a ma gën a xam ne lu jëm ci santé dafa nekk loo xam ne nguur gi daf ko jox ñi nga xamante ne ñoom ñooy naan les communes les collectivités territoriales donc tey lépp li ngeen gis fii tey ñu daal di ñëw te indi ko fii tey dañ koo indi pour jàppale collectivités territoriales yi nga xamante ne ñoom la ñuy liggéeyal fii ci département Koungheul muy Lour Escale Ribo Escale Gént Pathé ak li nga xamante ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo tax tey ñuy yëngatu ci wàllum santé tey nag bi ñu xoolee diagnostic boobu ñu def maanaam jafe-jafe yooyu ñu wër ci wàllum santé ba pare on a senti que y a beaucoup de problèmes yoo xamante ne war nañ ko mën a jàppale ak communes yi loolu moo tax ñu développé ñu daal di dégager benn enveloppe boo xamante ne mot na ci 12,8 millions boo xamante ne la ci xaalis pour jàppale jéem a relever un peu plateau technique bi nga xamante ne moo doon xaw a sooxe ci poste de santé structure de santé yi nga xamante ne ñoom la ñuy liggéey loolu moo tax tey ñu ñëwee fii ci Lour monsieur le maire dañoo ñëw pour def ci benn remise symbolique mooy
ci matériel yooyu dafa am ay lit d'hôpital am na ay comment ça s'appelle ay tensiomètre en tout cas lépp li nga xamante ne moom mooy jàpp nañ ne moo bokkoon priorité la woon ci waa santé ñoom ñoo ñu ko wax suñu partenaire santé ñoom ñoo ñu wax ne lii moo nekkoon priorité ñu daal di jël xool lu ñu am as tuut lu ñu am ñëw jàppale ko ci commune bi pour loolu mu nekk loo xamante ne dina amal njëriñ li nga xamante ne mooy xale yi donc tey soo xoolee li ñu enveloppe bi ñu dégagé pour commune Lour kese toll na ci 4 millions plus de 4 millions et quelques donc comme ni ma la ko waxee le projet ne fait que démarrer au niveau de Lour et on a encore beaucoup d'autres projets ak yéen pour que xale yi nekk ci nga xamante ne moom mooy ci gox-goxaat yi am wërgu-yaram donc li ma bëgg a terminer balaa may jeexal mooy médicament li nga xamante ne moom la ñu jënd fii jënduñu ko pour leneen mais dañoo bëgg quand même mu nekk loo xamante ne dina contribuer considérablement li nga xamante ne moom mooy wërgu-yaramu xale yi donc li may lancer un appel monsieur le maire ak comité de santé bi ak personnel technique bi nekk fii mooy ngeen gën a jàppale xale yi à travers ces matériels ngeen gën ci jàppale xale yi ngeen gën ci jàppale communauté yi ngir li nga xamante ne moom moo doon sooxee seen wërgu-yaram ñu mun leen a saafaral loolu pare nañu nag liggéey ak yéen pare nañu ñu jàppalante ensemble pour que jafe-jafe yi waa Lour di jonkonteel ci wàllum wërgu-yaram muy waa Lour muy waa Ribo muy waa Gent Pathé muy waa yeneen communes yi muy district de santé bi d'une manière générale en résumé ñu mun leen a jàppale ngir loolu mun a faju benn yoon fii ci département lii mooy bagage yu ñu indi dans les détails après on va dans les détails dinañ ci ñëwaat pour ñu xam li nga xamante ne moom mooy peut-être kii bi comment ça s'appelle je vais laisser après l'infirmier dina ñëwaat ci détails yi nga xamante ne moom la World Vision indi fii ci matériel mais jàppale ne c'est dans benn enveloppe boo xam ëpp na 4 millions et quelques moom la ñu indi fii ci Lour bokkul ak les 12 millions yi nga xamante ne joxe nañ ko mu laal poste Lour yi poste maanaam Sobel Jam-Jam muy Koura Mouride ak fii nga xamante ne moom mooy Lour Escale nouvelle création bi nekk Touba Alimenda aussi fàttewuñu ko bëgg nañ leen jàppale ci loolu donc franchement ñu ngi leen di jaajëfal remercier aussi li nga xamante ne saluer li nga xamante ne moom mooy collaboration bu ñu am ubbeeku bi nga xamante ne waa Lour ak communauté Lour bi ñu ngi koy def ak waa World Vision am nañu yaakaar ne suñu continuer nii xale yi mun nañu am wërgu-yaram bi nga xamante ne moom bi ci suñu kilifa monsieur le maire ak l'ensemble de ces conseillers municipaux ñi nga xamante ni moom ñoom la àndal di nuyu tamit suñu partenaire yu remarquable yi mooy waa World Vision comme tey luñ ñi nga xamante ne moo tax ñu teewandoo fi ñun ñëpp mu doon loo xamante ni lu rëy si suñu bët la mu doon tamit loo xamante ni lu ñu yàgg di sàkku la yàlla def partenaire bi di World Vision mu ñëw concrétiser ko mu bagage bi ñëw ñeent fan ci ginnaaw ni ki tey ñu topp ci fas yéene def remise avec la présence de tous les maires la présence du maire de la localité représentant tous les maires de cette zone parlant du département de Koungheul man tamit yàlla def ma teewal fi may wax au nom di samay naataangoo ICP yu nekk ci département de Koungheul en l'occurrence ma wax Sobel Koura Mouride waa Gent Pathé ak lépp li nga xamante ne moom la ëmb moom tamit ñu fas yéene tey defandoo la remise avec comme ñi ma ko waxee fii waa World Vision di leen jaajëfal tamit lu bëri di leen jaajëfal ba fi nga xamante ne amul fu mu yem ndax dañu génnee ci loo xamante ne lu ñu ëlëm loon la lu lëndëmoon ci suñu xel la ñuy doon ko sàkku tamit dem nañ fati ay yooni yoon pour sàkku vraiment ñu ñëw au secours comme niñ ko waxee compétence transfert la ci mairie waaye xam nañu ñoom tamit ñoo ngi leen di jaajëfal parce que desuñu ci ginnaaw mbébét wax nañ leen que ni dañoo am problème ñoom tamit xam nañ ni dañoo am problème moo tax bu partenaire bi bu ñëwee wax leen ñu def ko ñun ñëpp priorité moo waral li nga xamante ni loolu ngeen fi gis tey donc ci suma résumé maa ngi leen di jaajëfal au nom de tous les ICP au nom du médecin chef du district parce que ku ko def rek ñun ngeen ko defal
mënuñu donc remercier sans pour autant wax turam jaajëfal ko di jaajëfal tamit suñu maire mu doon koo xamante tamit daf ñu taxawoo bu baax guddi ak bëccëg léppam daanaka ni ñun ñoo ko moom xanaa lu ma mënul xam nga donc du ñu def rek lu dul gërëmaat leen di gërëm World Vision di gërëm World Vision di ko gërëm World Vision te su ko defee ñaan naa leen balaa may wax li nga xamante ni loolu lañ fi indi ñun ñëpp ñu booloo taccul leen ñaanal leen lii nii mu doon loo xamante ni lu sax parce que mooy suñu ndam mooy ndamu commune bi mooy ndamu dëkk bi mooy ndamu tund bi kon su ko defee ñun ñëpp dañ koy rafetlu xam nga kenn ku nekk li nga yor rek loolu nga mën a wax ñun merci bi rek lañ mën donc merci bi rek lañ mën a wax bu ñu yoroon leneen tamit gëm nañ ni da leen koy jox parce que 12 millions du lu ndaw 12 millions du lu ndaw rawatina tamit nga jël ci lu ci gën a bëri nga indi ko fii mooy 4 millions boo séddalee 12 millions ci fépp fu ñu intervenir jàpp naa ni lu ñu jot suma ragalul ma ne ñeneen ñi jotuñu ko allant dans ce sens donc dañ leen di gërëmaat li ngeen wax ci xale yi tamit dégg nañ ko xale moom jàpp naa ni ku ko jàppale mooy jàppale nga yaa ngi jaamu yàlla parce que ndaw mooy doon mag ëllëg xam nga olof day faral di wax ku xeeb sa ndono sa dee ñaaw donc ñun ñëpp on a intérêt à soutenir ces enfants xam nga on a intérêt à jàppale jigéen yi tamit parce que wax xale moom wax jigéen ku wax jigéen tamit bàyyiwul góor de parce que bu ñu feebaree góor yay faj donc dañ leen di jaajëfal ba léegi ci wàllu matériel bi indi nañ fi lu bëri ci kaw loolu maa ngi koy tënkee indi nañ fi ay autoclave mu doon. Allahu wa barakaatu man la Morlo chef du village Touba Ali Mbenda yàlla dogal ma teewee lii tey di ci kontaan di ci am mbégte ndax Pierre mii de tey laa door a gisee ak moom te def na ci sama dëkk loo xam ne lu rëy la kon su ma fekkee ñu indi bagage yi ñu toll dinaa gërëm maire di gërëm infirmier bu Lour muy Abdou Aziz di gërëm Vision Mondiale ndax lam fa def gis naa ko lam fa def ci laa jëm si bi nga xamee ne sant nañ ñu tabax logement infirmier ñun waa dëkk ba ñu def suñ kem kattan ba tabax ko ba mu yegg mu des finition bi nag mën naa jàpp ne moo ëpp sax la jiitu ndax devis bi man mii maa ko bind maire moo ma ko sant mu bind ko jox ko mu yóbbu ko ndax devis ba 2 tonnes 500 yu ciment ma nga ci yi ko war a raax juróomi porte yoo xam ne bu ci ne 30 000 la ma nga ci ñetti fenêtre ñaari fenêtre gris porte véranda bu 2 battants nga ñëw ci li koy xëdd 26 poutrelles ak 5 paquets seng ak lay peinture ba ak lay fay peinture ba loolo bi ñu ko boolee ni ko maire waxee million bu teg la kon loolu su ma fekkee Vision Mondiale di jébbale loo xam ne lu am solo la te mu jëfal ma kon sañ naa taxaw gërëm ko sant ko ndax dimbale nañu ci loo xam ne daf ñëw tewoon loolu man am naa ci kontaan bu baax loolu laa ne woon faw ma jotali ko ñi fi nekk yëg ki nga xam ne mooy kilifa gi jiite World Vision moom it mu xam ne loola nga xam ne moom la ñu jébbaloon agsi na mat na kon ñu sant leen bu baax di leen gërëm di sant nag sunu maire ndax bañ demee ba càng moo dem wax ak ñoom ñëw xelal ñu dëgg la man maa bind dëwi ba waaye xel mi ci moom la jógee kon ñu ngi gërëm maire di gërëm World Vision di gërëm waa commune Lour yëpp asalaamaaleykum jéego yi mu njëkk jox ci Touba Ali Mbenda
gone yi nga xam ne amuñuy këyit ñoom am na somme bu ñu joxe woon chef du village yi ne nañ leen utal ay këyit muy la am solo ci dundu doomu aadama gannaaw loolu recruter nañ ci doomu dëkk ba ñoo xam ne ñaar ñoom ñoo leen jël former leen di leen fay ñu renforcer cours écolaire loolu Vision Mondiale def na ko fa ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne lu bari la kon loolu it bokk na ci li nga xam ne Vision Mondiale moo ko def kon ñu ngi taalalaat suñu loxo. comité CDS fii ci commune Lour Escale kanaa dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin rek di sant yàlla bu baax nag di sant it bu baax a baax mooy partenaire bi nga xam ne Vision Mondiale tey ñëw indi fi matériel boo xam ne matériel bu am solo la indi ko it ci anam boo xam ne ñun ñëpp wax dëgg yàlla lu ñu bëgg la tey comité CDS bi bàyyeekoo ci askan bi war a delluwaat ci askan bi ñu indil ñu matériel boo xam ne askan bi moo ko tax a jóg bon loolu ñun mënuñu lu dul sant ci gërëm si te it wax dëgg yàlla am nañ ci mbégte daal am nañ ci kontaan bu baax a baax ci turu CDS bi nga xam ne ñoo nekk tey ci département bu Koungheul waaye rawatina ci arrondissement bu Lour Escale waaye rawatina ci biir commune Lour Escale loolu moom dañ ciy am mbégte rek bu baax a baax. Vision Mondiale moom wax dëgg yàlla ci côté santé ñun moom liñ ci mën a wax mooy wax dëgg fa yàlla am nañ taxawaay trop ci santé xam nañ ne baax nañ nag ci lépp loo xam ne dund ak doomu aadama la waaye rawatina ci santé ndax tey boo xoolee mën nañ wax ne fii ñu nekk nii tey ci comité bi nga xam ne mooy comité CDS bi ñoom ci seen jëmmi bopp seen taxawaay fii ñun wax dëgg yàlla sant ci rek la ñuy def ndax bëri na loo xam ne tey si tey lu dul matériel bii dugal nañ ko ci biir hôpital bi nga xam ne mooy hôpitalu Lour Escale bii nga xam ne tey ñun moom fii lañ nekk. tey boo xoolee comme tabax bii nga xam ne ni dottu nañ ko fi mu toll ci walooru 6,387,000 ñu war koo tabax mu nekk barab boo xam ne ni logement la pour SCP loolu ñun mbégte rek lañ ci am ak kontaan tey suñu yëkkati waatee matériel bu toll nii indiwaat ko fi loolu ñun wax dëgg fa yàlla dañ ciy sant dañ ciy gërëm ndax defaluñ ko kenn ñun lañ ko defal ndax tey suñ ñu falee ñu nekk ci gannaaw SCP bi tey nit yëkkati benn matériel boo xam ne day jëm ci askan wi ñun ñu bàyyee ko ci askan wi ñun mënuñu lu dul sant ci gërëm si waaw. baaka de nooyu conseil ñi ma sekk ak liggéey yëpp ci biir commune bi mooy 56 conseils yi de nooyu CDS bi mooy ñoom Duudu Joobe su loolu weesoo ñii li mooy wax ñun ñëpp dégg nañ ko waa man ma leeral leen benn mbir képp koo xam ne yaa ngi nekk maire nga am partenaire Vision Mondiale yaa ngi am cawarte yaa ngi am mbégte te man nga soo toogee fukki weer ak ñaar nga taxaw def bila bu mucc ayib te ñun naataango ñi nga xam ne ñu ngoy daje dañuy wax ne yéen waxu leen dara ndax am ngeen partenaire Vision Mondiale kon Pierre ci yow ak ñi nekk sa suuf ak ñi la élève yëpp gërëm nañ leen sant nañ leen ci jàppale bi ngeen ñu jàppale ñun gis nañ ko xam nga soo xoolee lim tuuti ñaar fukki doomi aadama ñoo xam ne ay kambale nañ ñu yor fii seen moto weer wu dee ñu dem fayeeku ji yóbbu ci kër gi loolu kese kee walla ñaar fukki kambaane yu toppa ñu ngi fii fayeeku weer wu dee dem yóbbu seen kër yi kon loolu yëpp suñ dimbal la su ngeen xoolee Vision Mondiale lii moo ci gën a tuuti fukki million ak ñetti toppa ñu ngi koy teg fale nguy jara war fa tabax comme bi ñooy tabax fii ci Lour Escale mooy Case Tout Petit ñu ngi pare waare fii juróom-ñaari millions yu manqué pour fii birig nañ ba pare pour fajkat yi am fi ñooy dekk programme yi ñooy def Touba Alimenda poste santé bu bees yiñ fay créé dañ koy yëkkati ñooñu wax defal leen débit ngeen indil ñu mottali ko 1 million quelque ci li gën a tuuti ci li ñooy def kon su ngeen gisee ñu yónni kale yi ñu dem ci kër yi de dugg de génn de photo kale yi
bu leen wax ku mel ni Samba Saaluma xëy ku ñuy dee rek de nakaate amul fii bu dee nake rek yàlla na mel ni seen nake gi kese man de duma guddal lu dul ma gërëm leen sant leen ci turu mairie région Kaffrine yëpp ci turu mairie Sénégal yëpp de sant de gërëm état Sénégal yi nga xam ne ñoo jaayante ak yéen ba ñu installé leen ci réew mi surtout ci suñ région ci suñ département ba ci suñ arrondissement bi gërëm nañ leen sant nañ leen gis nañ seen liggéey gis nañ seen takawaay sànq maa ngi leen di wax léegi nag lenn la ñooy dese mooy éco mu ne léegi nag da ngeen ay cotiser ma ne loolu lu gën a gaaw la tey ñun ñoom pare nañ kon loolu tey su amee fii luñ wakkati bis bu yàlla sàkka ñu ngi nu xoo dañu conseil dama bugg ngeen def lii ngeen bind andil ma mooy tax kenn ku ne maa ngi foxee waaye su ma gisee rek paie balaa ma kam pierre la dina fekk jël naa kees naa jël kay fu ma xoo ma daw xoy jiko ndax fi ma xoo intérêt commune Lour lañ ma xooxee te intérêt commune Lour mooy suñu intérêt kon gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp vraiment Pierre kontaan nañ yàlla na leen yàlla yóbbu kanam yóbbu ñu kanam ngeen gin ñu mën a jàppale Muktar ñu ngi la sant de la gërëm ndax yéen a fi nekkal askan bi lépp lu fi kew ngeen wisaare ko askan bi yëpp gis ko kon képp koo xam ne ñibbi na mu gis Vision Mondiale dafa yónni ay ndaw na ko gatandu texee ko jàppa ko mu xam ne intérêt am kese la li ñooy lim fii yëpp kenn demul ci Pierre wala kër Pierre wala ci kër keneen ci suñ biir la te li ñooy war noonu mooy jur lii kon ku leen ko fu yàllal it mu ngi bugga luy dugal commune bi ci guutu kon gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu aussi sànq de bàkku mu ne jërë ngeen jëf mbokk yi mu ngi noonu muy cérémonie bu amoon solo boobu Pierre Daly Sène ñëwoon tey jël matériel lu toll ci 4 millions jox ko waa Lour rek ñoom mooy poste yu nekk ci Lour mais buñ boolee xayma li mu joxe ci département Koungheul toll na ci valeur 12 millions mu ñëw pour renforcer plateau médical yi nekk ci poste yi santé yooyu ma leen tuddal muy bu Lour bu Ribo ak bu Gent Pathé mais tim même bu centre santé bu Koungheul jot na ci matériel yi mu nekk daal matériel yi mucc ayib comme ni ko monsieur Ba waxee bi nekk ICP bi xam ne moo nekk ci Lour Escale teewaloon ñëpp ñu xam ne bénéficié nañ ci matériel yi parce que cérémonie bi lu ñu defee Lour mais ku nekk jot nga sa wàll ci matériel yi xam ne moo Lour biñ ci jeekoo tim jaar nañ ci poste de santé bi xam ne mooy Touba Mbend xam ngeen ne foofu case la woon mais bëgg nañ ko soppi def ko poste de santé moom World Vision yemul ca dégg ngeen léegi ki xam ne mooy chef de village bi témoignage bi mu def ci World Vision ci liggéey bu rafet bi ngeen gis ni Pierre di visité ñoom ñoo ko def mu ànd nag ki xam ne tamit mooy Mané Diouf ñoom ñi Ablaye Mané Diouf ñoom ñaar ñoo ñëwoon visité li ngeen gis ni World Vision moo ko def foofu noonu ca Touba Mbend pour jàppale ko askan bi nekk